mbokk yi jërë ngeen jëf yéen a ngi seen site la teranga point info ak seen télévision ci YouTube la teranga TV tey jii ñu am fi Amath Kourouma moom bokk ci coordonnateur grand parti Guédiawaye yu nekk ci opposition bi bokk ci front de résistance bi amaloon na marche bi ci banlieue bi moom mu doon responsable politique ci banlieue bi Amath Kourouma ginnaaw ba la nuyoo marche bi ngeen organisé ci banlieue bi tey jii boo doon tiré bilan bi lan lay doon. waaw ñu ngi nuyu ñi ñuy seetaan yëpp. di beral loxo grand parti ak son président El Hadj Malick Gakou. waaw marche démb bi li ñu ci gis rek mooy lu ne ràññee kenn du ko naatable kenn du ko jeex. donc ñi ñëwoon nekkoon ci marche bi. ak ñi ko seetaan ci télé yëpp gis nañ mobilisation bi fa amoon démb. mu doon mobilisation bu rëy Sénégal yi ci boppam ñoo jóg. def corps di dénoncer lépp lu nga xamante ni mooy Macky Sall doxalinam ci réew mi ci fànn bu ne mooy ci wàllu économie ci wàllu démocratie dugg ci biir justice bi ci démocratie la bokk ba tey ak wàllu bu mu ci mënti doon ñu gis ne léegi Sénégal dañoo jóge ci démocratie dugg ci benn monarchie maanaam buur reñu buur boobu nag la ñuy xeex di xeex aussi lépp lu nga xamante ni mooy précarité yu am ci wàllu économie bi dem ba ci Sénégal ñàkk ndox donc mu doon loo xamante ni naxar nañ ko bu baax a baax indépendance de la justice aussi ñu ci naqarlu ndax Sénégal nekk na réew mi nga xamante ni ñu bëri tuur nañ fi seen deret pour la démocratie ñu bëri tuur nañ fi seen deret pour di combattre précarité vie bi yu mel noonu bu amee par honneur à leur mémoire donc di fàttaliku seen sacrifice ñu def le président Macky Sall war naa mën a jël loolu teg ko ci kanamam bañ a sëngeemal démocratie te gis nañu Sénégal léegi ci dëkk yi gën a dellu ginnaaw ci wàllu démocratie la loolu. marche bi dafa jeex ñu bari gis ñu mbooloo toppoon na leen amuñu ne da ngeen utiliser frustration wu jeunes yi gën a sensible comme banlieue parce que daan ngeen def Dakar ay obélisques yooyu mais daaw réussite bi daawul demee noonu. bu ñu paree yeneen la ci gars yi di wax mais pourquoi ngeen ne soit wu banlieue bi da ngeen xool ni bu banlieue bi sensible ngeen jël frustration nit ñi jël ko def ko seen yëfu bopp maanaam aki moo ko def récupération est-ce que du loolu. waaw obélisque ba maa ngi foon obélisque ba dafa fees dell ba kenn amul foo taxaw obélisque bi ñu doon dox dañ doon buuxante kon marche obélisque ba bu ñuy félicité la. mais pourquoi soit wu banlieue bi. waaw c'est que bu ñuy def marche dañuy décentraliser. donc tey def nañ ko banlieue ba xëy na suba Thiès lañ koy def ginnaaw ëllëg ñu defee ko feneen donc loolu mooy li nga xamante ni ci la ñuy tënku ñun maanaam du ñu jël rek marche bi figé ko ci benn lieu figé ko ci benn espace dañ koy jël di ko décentraliser ñeneen ñu nga xamante ni comme banlieue bi démb war nañ cee mën a gis seen bopp war nañ cee mën a participer donc banlieue bi taxul mu fees. li tax mu fees mooy le ras-le-bol des Sénégalais mooy Sénégalais ci boppam ñoo doyal ci nguuru Macky Sall bi moom moo fees moom moo wane moo feeñ démb Sénégalais yi sonn nañu Sénégalais yi dundatuñu Sénégalais yi dund nañu war-war bu nga xamante ni diggante 2012 ak 2018 bi kenn mënu koo naatable donc Macky Sall le président amoon nañ ci moom yaakaar man mii di wax ak yow ci moom laa nekkoon àndoon ak moom di liggéey mais bi ma demee ba gis ne du l'homme de la situation dama ci teel a génn donc te Sénégalais yi aussi ñu ngi gis ci kanam tuuti dinañu gis yu doy waar yu nga xamante ni war naa mën a tax lii fi nekk ñu soppi ko parce que dañoo soppi woon yaakaaroon ne dund gi dina changer soppi woon yaakaar ne lu bëri dina dellu fa mu nekkoon wala boog ñu am amélioration mais tey dañu gis ne ak le président Macky Sall mbir yi dañoo dellu ginnaaw mbir yi dañoo sooxe dañoo jàkkaarlu président bu nga xamante ni li ko intéressé rek mooy un second mandat. te second mandat kenn du ko xëccu da nga koy liggéey bilan moom moo koy joxe bu liggéeyoon xëy na Sénégalais dañu am confiance ci moom mais ñàkk liggéey booboo tax mu bëgg utiliser la force bëgg utiliser ay subterfuge ay ruse pour mën a nax nit ñi ci ay parrainage indi fi ay lourdeur indi fi ay jël fichier bi ñu naan ay double fichier triple fichier mu doon yu nga xamante ni mënoon na cee bañ a yegg bu doon leen ne liggéey na indi ñu benn plan Sénégal émergent boo nga xamante ni du moom moo mën a dimbali Sénégal yi ci développement plan bu wane ay limitam la maanaam le président Macky Sall fi ñu koy xool ni tey mooy ku nga xamante ni mënatul dem càng
opposition bi bu nu mësaan a jug ñu bari dal leen am lu doon sikkee mooy dañuy jug rek waxi politique na laay def ba falu na laay def fichier électoral na laa lii bii ngeen boole ci yeneen ndox meek yeneen est-ce que nekkul da ngeen jàng seen erreur dem yi parce que bu ma déggee discours yenn leaders yi bokk na ci Omar Sarr ñoom gàpp lu ci mel ne bari ñu ne non léegi duñu teggee suñu tànk dafa mel ne da daan def ay erreur mais erreur dañ ci jàngee léegi gën a boole askan wi seen ñaxtu. waaw xam nga boo jëlee lu mel ni le grand parti ñoom doxuñu ci ay critiques rek déedéet dañoo indi une solution mooy le pass bu nekk benn alternative donc boo jëlee ci wàllu économie bi pass mi ngi ciy dox. mi ngi ciy dox ci fànn bu ne pass mi ngi dox ci wàllu tourisme pass mi ngi dox ci wàllu agriculture pass mi ngi indi ci wàllu éducation même ci wàllu emploi pass mi ngi indi lu nga xamante ni dana permettre dans toutes les régions jeunes yi fa nekk ñu jël les potentialités gën ko mettre au devant mën a permettre jeunes yi ñu liggéey jël. mais yéen a ngi wax pass il faut que ma dog la foofu kii teg DER délégation à l'entrepreneuriat rapide. Gis seen stade bi ñu inauguré. li bi joyau bi mu def Diamniadio def fa arène nationale Pikine nee nañ yéen jamono ji ngeen di dox di wax rek Macky Sall moom mi ngi wër di inauguré kon yéen moment bi ngeen jël ne da ngeen di dox pour ñaxtu moom moment boobu ay inauguration lay teg te dem na sax ba prédire ni moom élection le premier tour lay gagné 5 ak 6 lu ñu bëgg la ñi ngi naan 65% la koy defaat ñi ngi naan 56% si selon ñoom chiffres yi ñu joxe majorité bi. waaw ci pourcentage yooyu ngay wax gis nga ñun Macky Sall actuellement dañuy naatable. ndax dina nekk troisième position la ñuy wax parce que ñun dañu gis ne Macky Sall ak bilan bi mu am warte mën a dem deuxième tour xam nga premier tour dañuy wax naan premier tour du am ñun premier tour waxuñu ko de ñun dañ ne Macky Sall le président Macky Sall ndax dina ñëw à la troisième position. loolu moom xalaat ñu deuxième tour. ñun dafa sa jàpp ni premier tour lay gagné. ñun xalaat ba am fitu teg ay chiffres. xam nga ay chiffre mooy dal lu bari ci émergence lépp lu ñu wax ci émergence ci ñoom seen biir ay chiffres yu faux la donc ci biir chiffres yi pour ma bañ a génn dama la wax ne la boo duggee tey ci Sénégal bi nga laaj nit ñi ndax ànd nañoo ak Macky Sall le président dañu leen naan ànduñoo ak moom parce que gisuñu seen bopp ci moom dañu gis benn groupe buy dundee Sénégal mais pas buy dundal Sénégal gis nga le président Macky Sall sondage bu mu def mënu koo permettre mu am 40%. sondage bu mu def mënu koo permettre mu am 35%. kon kay ñun dañ naan en deçà de 30% lañ ko gis te bu moytuwul du dem deuxième tour bu moytuwul dañ koy éliminer au premier tour. loolu ci wax politique la wala lu ngeen gëm. non lu ñu gëm la lu Sénégal yi di dund la actuellement Sénégal yi dañoo sonn. prix des denrées de première nécessité cher na cheraay boo xamante ni nit ñi mënu cee jot ne woon na dafay wàññi loyer sans mesure d' accompagnement loolu mooy tatoon. lan ngeen di proposé ci ndox mi moo gën nekk actualité. ak wàllu santé parce que gars ñi naan CMU mais structure de santé yi ci bari fi ne ñu ngi jooy ndax bor yu leen CMU jural ci ñaari côté yooyu yéen lan ngeen ci am loo xam ne tey jii mën ngeen ko teg ci loxo askan wi ba loon jotoon ci nguur gi ñu ne léegi du ñu jooytu mar mais mandi lay jooy. waaw xam nga ndox pour ñun dafa élémentaire. xam nga boo jëlee le pass naan kon ndox dafa élémentaire gis nga cuunewu régime Macky Sall moom moo indi ñun ñu def plus de 5 ans au pouvoir problème mu ndox tegu problème mu ndox du lu ñuy jënd ci biti lu ñuy irriguer la dugal ko ci ay tiw mu ñëw mais foofu état bu cuune rek moo mën loolu di la dal ñu toog ay weer te ndox mi ñëwul te ndox mi du ñëwagum kon ñun suñu problème du ndox xam nga suñu problème ban ndox la mooy ndox mi nga xamante ni moo mën a permettre baykat yi waxatuñu ndox bu nit ñi dina am ndox min baykat yi di war a dundee di war a bayee seen tool ndox moomu lañ ne dootuñu nangooti muy jóge ci asamaan si kese dañoo war a irriguer champs yi indi fi ay forage cette eau là ñu rendre ko accessible ci Sénégal yépp bay bi di nekk 12 mois sur 12 actuellement am na baykat yi nga xamante ne seen semence ñi ngi ak moom seen i kër nanguwuñ koo suul ci suuf si kon bu ma wax ndox mi nit ñi di naan pour ñun loolu détail la gouvernement bu cuune rek moo mën a toll fii loolu di la dal ñun dañ ren 2019 bi bu ñu gañee élection yi li ñuy njëkk a def mooy fexe ba baykat bu ne di yor ndox ci sa tool ndox boo xamante ni du jóge ci asamaan si ndox mi nga xamante ni dina. balaa ngaa bay di nga naan ba pare. mais naan bi réglé nañ dañ koy réglé bu yàgg parce que gis nga le nombre de mètres cubes bi Sénégal bi di soxla. le nombre de mètres cubes bi Sénégal bi di soxla par semaine par mois da nga koy xayma xam ne lii moo fi war a dugg
kon waruñoo mën a toog ba heure bi gis nga le président Macky Sall ci plan Sénégal émergent ca njëlbéen ga en 2012 daf ci waroon a dugal courant dugal ci ndox dugal ci mbay mi dugal ci tourisme bi nga xamante ni dafa sooxe dugal ci yépp ak ay mesures yu nga xamante ni moo koy permettre mu am un développement durable maanaam lu ciy nekk rek ci durée lay nekk. lan nga gisee délégation à l'entrepreneuriat bi joxe nañ ay milliards yu bari 10 milliards bi séddale ko jeunes yi loolu xanaa lu baax la. xam nga loolu tâtonnement la c'est-à-dire que président Macky Sall boo jëlee bourse familiale jël DER ñoom li leen intéressé rek mooy fexe ba jënd les voix c'est-à-dire trafic de conscience la wala trafic d'influence la. maanaam achat de conscience. achat de conscience boobu la ñuy indi ñoom pour mën wan nit ñi ne xaalis a ngi jël leen jeunes yi dinañ ko jël lekk mais loolu du développer réew. gis nga booy développer réew da ngay jël jeune bi nga accompagner ko est-ce que le président Macky Sall ak son gouvernement xam na ñaata ci école de formation yi ñooy former lu nga xamante ni élèves yi étudiants yi bu ñu ci génnee du leen jëriñ dara loolu dañ ko war a xool grande partie dañoo jël politique de l'emploi ñu bëgg ñu corroborer ko ak la formation pour permettre que jeunes yi bu ñu génnee ñu mën a am liggéey kon DER bi nga may wax moom bourse familiale moo yem dañuy jënd ay nit pour mën permettre que nit yooyu ñu mën leen a voter élection yi di ñëw président Macky Sall lu jëmale jeunes yi soxalu ko li ko soxal mooy nu muy def ba falu loolu moo ko soxal.